sante yàlla buur bu màgg bu tedd bi julli ci sangu-sang bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw fii unité 7 ci jumaa bi ci teewaay imam Mourtala Lo fas yéene samp ay garab ci diwaan bi lu wër jumaa ji ak dëkkuwaay yi fii réeréewu leen mbir ne ay bés yu weesu njiitu réew bi muy suñu leaderu parti Alliance pour la République son excellence le président Macky Sall relancé woon na jiite woon na benn activité de relance bésu 7 muy relance cleaning day ñaax askan bi ñaax jigéen ñi ñaax góor ñi ñaax imaam yi ñaax bàjjeenu gex yi mu laaj leen ñu jël engagement pour améliorer leur cadre de vie ñun nag président de la république daf ñu fekkoon ci loolu parce que lii du guléet ak association Parcelles Banlieue tàmbale ni ñu woon di wër lycée yi LPA 14 la ñu tàmbale woon ak yenn jàkk yi ak yenn jumaa yi ak yenn édifice public yi di ko reboiser reboisement bi bu ñuy def nag acte citoyen la boo xam ne bu am solo la président de la république ñaax na ci askan bi comme nu ma ko fàttalee tout à l'heure ndaxte fàttali dafay jëriñ toujours jullit ñi may fàttali rek di wax ne ñun suñu engagement citoyen moom moo transcender suñu action politique di wax ne suñu engagement citoyen moom moo jiitu suñu engagement politique depuis bu ñu nekk ndaw dañoo mës a nekk ci association élèves association étudiants bu ñu commencé liggéey dugg ci syndicat nekk ci association culturelle yi et association sportive loolu lu muy firnde rek moom mooy ne ñun lu ñu gëm mooy lu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy ku gën ci nit ñi mooy ku ëpp lu mu leen di jëriñ ku gën a néew lu mu leen di lor kon acte bu ñu posé yëpp acte bu ñu munti posé yëpp dafay dugg ci cadre boobu te réeréewu leen mbir ne plan Sénégal émergent boobu mi nga xam ne mooy référence politique publique et sociale bu njiitu réew mi dafay wax ne jubluwaay bi premier moom mooy amélioration conditions de vie des populations nekkinu askan bi ñu xool nu ñu koy jëmalee kanam kon ñun foofu lañu teg seeni tànk xool Sénégal émergent boobu mi nga xam ne mooy référence politique publique et sociale bu njiitu réew mi dafay wax ne jubluwaay bi premier moom mooy amélioration conditions de vie des populations nekkinu askan bi ñu xool nu ñu koy jëmalee kanam kon ñun foofu lañu teg seeni tànk xool luy jëriñ askan bi xool lu nga xam ne dafay saafara jafe-jafe askan yi ñu nekk ci kon suñuy ñëwee tey initier reboisement bi wër kër yi wër jumaa yi di fa jëmbat ay garab dafay dafay nekk tontu li nga xam ne ni seen i jiitu wax na ko muy le président de la république muy engagement bi mu wax na ko citoyens yi jël pour améliorer leur cadre de vie di fàttali ne rek liggéeyal ëllëg PSE vert daf cee bokk muy reforestation durable de l'environnement loolu nag la ñu bëggoon yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci askan bi askanu unité 7 di wax ne rek ñun Parcellois de cœur lañu lu ñu ñor rek mooy nekkinu askan bi lépp li nga xam ne day jëmale askan ñuy rafetlu nag teewaayu imam Mourtala Lo fii ndaxte lépp lu nga xam ne dañ koy sumb fii ci unité 7 fii la ñuy njëkk a tàmbali ñëw sàkku ñaan ci moom rawatina sax yemul moom ci ñaan yi rek mais daf ñoo gunge ci liggéey bi gis ngeen ne buntu jàkk ji fii fu ñu taxaw lu ko wër teewee na bu ñuy gas teewee na bu ñuy jëmbat teewee na aussi bu ñu koy finaliser kon ñuy rafetlu bu baax a baax taxawaayam di wax ne rek njiitu diine lii la rek da ngay joxe exemple jullit ñi topp ci kon di sant di gërëm bu baax a baax askanu Parcelles Assainies di leen wax ne rek politique bii bu ñuy wax engagement politique bii bu ñuy wax lu ci jiitu moom mooy yëg askan bi safoo askan bi xam lan mooy jafe-jafe askan bi déglu askan bi gunge askan bi ci li nga xam ne loolu la ñu bëgg donc amélioration conditions de vie des populations amélioration cadre de vie population bi nga xam ne président de la République ñaax na ci askan bi ñun fekk nañu ci ñu ngi ci ñu ngi koy jëmmal suñu ko jëmbatee bu mu am njëriñ tànk
njëriñ bi mu ngi am ci askan bi rek yool bi daf ñuy mënti fekk fépp fu ñu mënti nekk même bu ñu nekkul ci kaw suuf bu ñu làqoo sax yool bi daf ñuy fekk. kon dama jàpp ne l'islam moom moo njëkk a jàngale toppatoo environnement jëmbat leen garab même yeneen bi sax day ne bu la desee benn souffle jëmbatal garab ba pare après nga doog a joxe si suuf kon dañuy wane ne rek loolu si suñu pas-pas la bokk naam njiitu réew bi fàttali ne ko mais daf ñuy fàttali yi nga xam ne dafa bokk si suñu aada dafa bokk si suñu cosaan parce que tamit reboisement garab bokk na ci li nga xam ne mooy préserver environnement cadre de vie bu ñu koy wax il faut garab boo gisee tey ñu am déréglementation climatique yi ñuy am tàngoor bi metti mu am réchauffement planétaire dafa fekk ne rek ñii dañoo gor garab yi yëpp parce que garab yi bu leen fàtte di ne taw bii bi ngeen di gis muy am il faut garab am gars yi dañoo gor garab yi ba garab yi fonction yi ñu doon jouer amatul léegi nit ñi dañuy privilégier les bâtiments au profit de l'environnement. C'est pourquoi boo xoolee ne fële ci Yoff gis nañ ne y a un projet extrêmement important des hectares yoo xam ne président mu ngi koy indi bëgg fa tabax benn parc naturel boo xam ne loolu day contribuer pour développer un environnement vert. C'est ça qui contribue à améliorer nekkini nit ñi conditions de vie population loolu c'est extrêmement important samp garab dafa mel ne sauver la vie pour man loolu laa ko jàppee. jàmm si la lépp xej jaamu yàlla même si jàmm la xej tey gis nañu ne le Sénégal est entouré par lu ñuy wax par une ceinture de feu gis nañu fépp dëkk yëpp dafa tàkk boo xoolee Mali lu fa am nga xool Guinée lu fa am nga xool yeneen dëkk yu wër Sénégal environnement bi nu ñu ko gisee mu bëri terrorisme bu fi am ay bandes armées yu fi am moo tax suñu gisee Sénégal jàmm bi am fii mais c'est parce que Sénégal dëkku diine la te diine dafay jàngale jàmm donc tey si ni mag ñu baax ñi dañu fay liggéey li nga xam ne xeex violence sous toutes ses formes mais gis nañu ne temps yi jafe-jafe askan bi indi na ñu gis forme de violence yi nga xam ne sénégalais xamuñu ko woon ay agressions yu ñuy gis ay rey nit yu ñuy gis ay tour deret bu bëri kon ñun en tant que acteur politique ñu nga xam ne ni nit ñi ay leaders d'opinion nit ñi dañuy déglu si ni devoir moom mooy inviter nit ñi à plus d'apaisement à revenir à la raison ñu armé waat encore valeurs yi nga xam ne am nañ ko muy valeur culturelle yi nga xam ne am nañ ko yoo xam ne day nekk wéeruwaay yu doy yoo xam ne dinañ ñu permettre tey ñu mën a juguler le phénomène de la violence. parce que tey Sénégal am nañ lu am solo loo xam ne gis nañ ko mooy le cousinage gis nañ ko fii ñëpp dañuy dund en parfaite symbiose tey gis nañu fii unité de voisinage bu ñu am y a une forte colonie chrétienne ñun fii am na ay musulmans yu bëri mais ñu ngi dund ci dundin boo xam ne dund ni jàmm lu ko indi ci Sénégal mooy comme nu ma ko valeur yoo xam ne sur lesquelles ñun la ñu adossé woon mooy forme cousinage yu ñuy am entre Pël ak Séeréer entre Joola ak Séeréer ak forme cousinage yu bëri yooyu